ñoo ngi tuub gars yi live bi dafa tëb ñàkkul ne saay-saay yi ñoo ci jéem ay pexe mais li ñu doon wax rek pour gars yi bu ñu dabee comme niñ ko commencé woon amul kenn koo xamante si nii doo yeewoo Afrique rawatina fii Sénégal te amul quelque chose à travers la gorge loo xam ne bëgg nga mu ngi fii taxaw mooy lu tax ñun tubaab yi moom ñu li tax tubaab yi goor suñu kaw li tax tubaab yi goor suñu économie li tax tubaab yi sàcc suñu passé boof ci suñu présent pour mën a lekkat suñu avenir ñépp la metti amul sénégalais buy xëy te loolu du la metti lu tax lépp loo xamante si ni mooy wàllu économie tubaab yi ne ko fuurtee li tax ñoom ci seen i dëkk lañ fay dundee ak la ñuy defaree seen dëkk ñun ci suñu réew yi lañ koy jëlee loolu le président Ousmane Sonko osé wax te amul kenn ku yeewoo Sénégal surtout nga nekk jeune tey décomplexé te amuloo envie boobu noonu mooy envie wax ni nag kaay nag ngeen bàyyi leen ñu pour une fois ñun ñu jël suñu envol bàyyi leen ñu pour une fois ñun ñu moom suñu bopp jëlal suñuy décision tànnal suñu bopp suñu ay njiit pour une fois bu leen ñu forcer benn njiit pour une fois bu leen ñu créer ay guerre civile pour une fois bu leen ñu xuuxale terrorisme xiddi leen ñu mooy discours Ousmane Sonko bi amul benn Sénégalais bu bëgg da wax loolu français yi ragal moo fi am complexé passivité maanaam soumission bàyyeeku moo fi am mais amul kenn ku yeewoo fii Sénégal te amuloo envie yuuxu loolu ci kaw ñu dégg la mooy ñun bañu ñu leen ñun bëgguñu leen a dàq mais luñ bëgg mooy yéen ngeen bàyyi ñu pour une fois ñun en tant que des êtres humains dotés d'intelligence ñu xalaatal suñu bopp suñu yëg-yëgu bopp suñuy émotion wu bopp bàyyi leen ñu jéemal suñu bopp li tax ngeen topp ñu boobaak léegi dañu roof galgal ak ay ndëgg sërxal dem ci suñu président yi di leen jàppale ci ay loi yoo xam ne day wëlbatiku wat ci ñun di leen digtal ay doxalin boo xamante si nii léegi nag président Ousmane Sonko wax dëgg yàlla képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Afrique képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal képp koo xam ne am nga ngor bu nekk ci yow ak dignité ak parti politique boo mënta fekk ak tarixa boo mënta nekk ak diine boo mënta nekk wax dëgg yàlla bu fekkee discours Ousmane Sonko bi keroog joxu la ay frisson xoolaatal sa bopp barki alxuraan la mag ñi doon xeex maam Cheikh Ahmadou Bamba El Hadj Omar Foutiyou Tall maam El Hadj Malick Mame Baye Niass Mame Limamou Laye lañ doon xeex ci wàllu baatin ak zahir moom la Ousmane Sonko def ci discours am démb mooy bàyyi leen ñu ak suñu liberté bàyyi leen ñu ak suñu possibilité ak suñu ay choix ak suñu sago ñu demal suñu bopp ñu jéemal suñu bopp ngacc gi doy na boof gi ngeen boof suñu kaw doy na féewale gi ngeen ñuy féewale doy na complot yi ngeen ñi complot doy na et il faut vraiment nga am fit nañu waxante dëgg il faut vraiment nga am dignité il faut vraiment nga nekk maanaam souveraineté am fu mu la toll pour nga ñëw devant les caméras en tant que un présidentiable en tant que un leader nga wax ko ci kanamu caméra bi àdduna bi yépp di la dégg kon defe naa que ne ñun buñ doon képp koo xam ne jàppoon nga président Ousmane Sonko fukk def naa à partir du discours démbam bi da nga ko war a jàpp junni jëm kaw parce que sincèrement man j'étais fier de voir un leader buy xool maanaam nasaraan yi ci ay kanam ci ay bët wax leen dëgg gu mel ni nga xam ne amul kenn ku yeewoo Sénégal te dëgg gi nekkul ci yow amul kenn ku yeewoo Afrique te lii nii nekkul ci yow métit bii nekkul ci yow moom mu ñëw taxaw waxal ñu ko ci kaw ñépp di ko dégg ak risque bu mu ci mënta jël xam ngeen ne démb suñu oppresseurs yi nelawuñu suñu colonisateurs yi nelawuñu ña ngay woote ña ngay naan waa ji de lii mu wax bu ko askanam déggee ñun dana mujj nekk problème si ñun parce que lii mu wax ni ma ngay yee askan bi ci mbir moo xamante si ni bu yeewoo dootuñu leen mën a nax bàyyi leen ñu tuuti histoire am na d'accord colonisation esclavage loolu lépp am na d'accord mais kañ ngeen ñu nar a bàyyi bis bu ngeen ñu bàyyee ba ñu tànnal suñu bopp bis bu ngeen ñu bàyyee ba ñu moom suñu bopp mais bu boobaa mën nañu liggéey comme ni ko président Ousmane Sonko waxee amuñu xaar ma yàlla ci kii ak ci kee su ngeen ñu bàyyee ak suñu sago dañ mën a liggéey gagnant
partenariat amatul complexe amatul sëgg amatul yeew ci suuf amatul menacé amatul dama leen a lebal ay bor ni ngeen di doxale amatul su ngeen ma defalul nii dootuñu leen lebal loolu amatul su leen ñu bàyyee ak suñu sago ñu tànnal suñuy njiitu bopp xam ban façon politique lañ bëgg ban façon société lañ bëgg forger ba bu ñu demee nag ba toog mën nañ liggéey ak yéen ci ay nawle mais moomu leen ñu il faut ngeen génne loolu seen bopp du ngeen suñ ay anciennes colonies l'histoire est faite d'accord mais il faut ngeen xam que ni mbuumu njaameel gi dog na il faut ngeen comprendre que ni mbuumu njaameel gi ci boppam jeex na fii nanguwu leen loolu da ngeen bëgg une relation de domination une relation de domination mooy li ngeen di dund ak ñun ñëwaat suñuy dëkk nangu suñuy port nangu suñuy compagnie téléphonique nangu suñuy suuf nangu suñuy maanaam lépp économie banque lépp loo xam si mooy générer économie ngeen téyewaat ko ci ñun ne ñun ñooy seen i anciens colonisateurs ñun ñooy seen ay xarit nous sommes vos partenaires c'est une forme de domination boo xam ni mu ngi continuer di am et pour une fois ñu am ay leaders yu am fitu xool leen ci ay bët pour une fois ñu am ay leaders yu am fitu xool leen ci ay bët ne leen teggi leen seen tànk ci suñu kuu yi ngeen ko teg teggi leen seen tànk ci suñu dënn yi ngeen ko teg bàyyi leen ñu noyyi xiddi leen ñu je dis que ni képp koo xamante si ni gor nga képp ku am dignité képp ku bëgg sa drapeau képp koo xamante si ni bañ nga nooteel nangu nga doo jàmm tu dois applaudir le président Ousmane Sonko pour son discours d'hier ak foo mënte bokk weesu la politique comme li ñuy waxee lii dafa weesu politique question de souveraineté question de dignité la weesu la politique donc discours bii la ñu doon xaar ci ay politique te c'est très rare ña ko doon porter discours bi bu ñu leen bëggee am dañ leen fàttali ko dañ naan ñaddee jamais ci guddi yi ñu toll nii ñu am des leaders yu am la sincérité l'honnêteté et le courage de tenir un discours comme ça pour tout un peuple parce que du lu ñuy lépp du lu ñu créer c'est la vérité moom la ñuy dund dafa am pays boo xam ne dafa boof suñu kaw boof ci suñu économie ñu jël ànd ak suñu ay président di tëgg ci suuf ak di xool ci suuf di joxante ay marché di joxante ay nangam ak sangam di tëggante ay loi dans le seul but de continuer à nous diriger continuer à nous opprimer continuer à nous manipuler continuer à ñëw suñu dëkk di ñàcc li fi baax yóbbu ko seen i dëkk ñoom ak ay hommes d'affaires yoo xam ne ay voyous ay bandits ay raykatu nit yoo xam si ni suñu complexe njiit yi nag ku ci toog ak ñooñu da ngay xoggaliku da nga yaakaar toog nga ak yàlla parce que ay complexe la ñu dama ni jeunes yi li nekk seen biir dënn li nekk seen biir xel li nekk seen biir xol li nga xam ni mooy seen discours de tous les jours dañoo soxla woon am un président à la hauteur de ça un président à l'image de ça et très sincèrement décomplexe boobu noonu ni mu amee ci jeunes yi am ci génération bi soo ko méngalee ak président Macky Sall ça ne va pas on a une jeunesse bu bëgg rupture bu bëgg souveraineté on a une jeunesse boo xamante si ni il rêve de son envol de moom boppam mu contrôler boppam ak un président soumis un complexé quelqu'un qui baisse la tête devant nos colonisateurs mais ñaar yooyu àndul c'est diamétralement opposé maintenant soo xoolee le discours du président Ousmane Sonko nga xool posture am nga xool taxawaayam nga xool courage am nga xool maanaam dignité gi nekk ci moom soif de souveraineté bi nekk ci moom mais ça colle avec soif bi jeunes yi di demee bëgg-bëgg jeunes yi maanaam vision jeunes yi ñu waxante ko te yàlla rek tax ça colle avec la posture de Ousmane Sonko avec le profil de Ousmane Sonko donc cocktail boobu noonu mënul def lu dul apporter un résultat positif mënul def lu dul rapporter un résultat boo xam ne lu ñuy jëme ci kanam la parce que dañoo am benn jeunesse buy ñëw bu décomplexé bu bëgg dara bu nga xam ne am na lu ko metti ci biir xolam nangootul mbuumu njaame nangootul nekk à la merci nangootul nekk au contrôle de qui que ce soit kon kooku il a besoin d'avoir benn leader boo xamante si nii la même chose lay incarner et bu ñu bëggee waxan dëgg cette jeunesse là avec le président Ousmane Sonko day matché donc ngàcce ngalaama bii xeetu leader très sincèrement parler barke alxuraanu karim en dehors de la politique et de tout ça ça parle de ñun suñu fierté ak suñu dignité ngàcce ngalaama ñu am un leader bu osé teniral ñu discours bi nga xam ne fii la nekk ñun ci ñun naqar bi nga xam ne ba léegi jàllul ña daan tëj suñuy sëriñ
asile yóbbu asile suñuy sëriñ teg pression suñuy sëriñ fii ngeen di tabax juma fee du ngeen fa tabax juma fii ngeen di lekke ku wax ñu rey la ku ànd ak ñun ñu créer guerre civile en Sékou Touré da ngaa bëgg indépendance totale tu vas voir dinañ la boycott dinañ la lii dinañ daaneel sa dëkk dinañ nangu lañ fa defoon ñooñu noonu ba 2021 ils sont toujours là mais ba kañ mais su dee nag nii la war a continuer bu dee nag yenn ñu moom kon ñun nañ dindi Sénégal gi ak vert zone rouge bi ñu bañ a waxati waxi réew ñu wax rek waxu gouverneur bu fi nekk wala dara su nekkee nee nañ réew lañu mais nan ñu bàyyi nag ñu souverain mais boobaak léegi yàgg na esclavage ba léegi colonisation mais am na benn instant teggi leen seen tànk ku baax ba bàyyi leen ñu xiddi bàyyi leen ñu moom suñu bopp nag il est temps en 2021 qu'on ne parle plus de d'anciennes colonies wala de nangam sangam wala de nangam bàyyi leen ñu demal suñu bopp bàyyi leen ñu imposer suñuy làkk di jàng ci suñuy làkk am xam-xam dugg ci science ñu koy jàng suñu làkk pour que mu gën a gaaw a dugg suñu cerveau yi mais bàyyi leen ñu jàng suñu téere mag ñi seen auteurs yi ngeen ñuy wax seen ñu leen di citer suñu université mais ils ont tous insulté la race noire ñoom ñëpp c'était des racistes ils ont dit des choses yoo xamante si nii daf nañ saaga la race noire pourquoi tey jii ñu leen di jàng suñu université yi ñooñu lan lañ yóbbul Mame Baye Niass ñooñu lan lañ yóbbul Mame Borom Touba lan lañ yóbbul Thierno Souleymane Baal lañ leen yóbbul Mame Alhaji Malick mais bàyyi leen ñu bind suñu histoire nañ ko bëggee bàyyi leen ñu jël suñu envol am suñuy leader suñu vision suñu yëg-yëg ñu tëgg ñun suñuy ay constitution selon suñu réalité suñu diine suñu histoire ñun ñu formuler mbir yi nañ ko sentir yéen seen dëkk bu fekkee da ngeen a bëgg entre góor ak góor ngeen di fecc zouk mais def leen ko seen dëkk mais bàyyi leen ñun ñu xool suñuy réalité suñuy sensibilité suñuy ngëm-ngëm fa ñu ko yàlla natt nga xam si lii moo mais bàyyi leen ñu tuuti ñu dem ngeen def li ngeen bëgg a def leen seen ay gay pride biir Matignon biir change nu mu tudd mais c'est votre droit mais tey jii nii xool suñu économie kan moo yor suñu économie kan moo yor lépp lu générer ay milliards ngeen naan ñu ay croissance nangam sangam croissance boo xam ni xam nga day génn ca kaw day génn musta dugg ci réew ça n'a jamais été croissance bu inclusive boo xam ni pouvoir d'achat wu nit ñi dañ ci gis seen bopp nit ñi di mën a dund seen dund di yomb ñuy avancer lépp di loolu la ñuy woowee croissance loolu la ñuy woowee pouvoir d'achat day feeñ ci pouvoir d'achat wu askan bi mais ngeen di wut seen i chiffres pour multinationales yi ngeen di wutal chiffre ngeen def chiffre boo xam ne day génnaat Sénégal ngeen naan ñu croissance ñooñu ñëw boof ci lépp banque yeeg pétrole bi ñu ñëw gaz bi ñu ñëw fépp ñoom ñu ngi ñëw moom daal ñëwaat nañ ba boofaat suñu kaw tey ñuy dégg Sarkozy dëmm bi mbaamu xaram boobu nga xam si ne fu tàkk moo ko taal ñuy dégg ay Tony Blair yooyu yëpp ñuy lëkkaloog ay complexe suñu biir yoo xam si ni ñoom ñooy àndaat pour yeewaat ñu ci loxoy ñooñu ñëpp tey ji dañuy liggéeyal ay compagnie pétrolière yu mag a mag a mag ñoom ñoo nekk seen ay mercenaires en Afrique ñooy dem fi ñooy dem fa mais xit di leen ñu li ñu am sax mënuñu koo dundee ñun Afrique boo demee Côte d'Ivoire cacao kese mënoon na leen a taal ñu ciy dund ngeen ñëw boo faat yónni Bolloré mu moom lépp ñuy fay Côte Ivoiriens yi ay 200 francs ay 300 francs ngeen jëlaat lépp li yéen yóbbu seen dëkk def ci ay ngandi business indiwaat ko defaraat ko design bi ba mu rafet ngeen ñëw jaayaat ñu ko ñun duñ exploiter dara duñ transformer dara amuñu benn vision lépp lu ñu yàlla may nga xam ne bu ñu ko téye woon fii transformer ko day créer de l'emploi ñu liggéey ci loolu noonu am ci ay jeunes yoo xam dañ cee xarañ ñu former ci yeneen jeunes affaire bi di yaatu duñ ko def dañ koy dajale jaay ko ci prix bu ndaw tubaab yi defaraat ko ba mel nu mel ñu ñëw jaayaat ñu ko ci prix cher ñu nekk ay éternel consommateur mais xiddi leen ñu mais le président Sonko il a raison bañuñu seen peuple on n'est pas là pour dindi ay histoire de non kii na fi jóge déedéet mais bu ñu demee bay liggéey yéen bàyyi leen ñu dem ba toog suñu toogaayu bopp réfléchir ci suñu gis-gisu bopp suñu yëgeegu bopp à partir de ce moment là ñu ne ñu ok ay partenaires ngeen ok nañu liggéey ci lii pétrole bi nañ ci liggéeyee nii gaz bi nañ ci liggéeyee nii ñu ngeen gañe ñu gañe ku nekk jël wërsëgam te li ci ëpp des fii Sénégal mais bu dee téeméer la yéen ngeen jël 4
450 yi 50 yi président yi sàcc 75 yi 25 yi ñuy bàyyi ko askan bi mais loolu mooy lan loolu ba kañ donc indépendance amu fi indépendance sous haute surveillance comme ni ko Alpha Blondy waxoon façade indépendance façade nii kase la mais loolu ñun ñoo ko war a bañ amul ñu musuñu am ay politique yu osé lamb fii metti fii mooy fii metti fii Ousmane Sonko teg loxoom démb mooy fii metti et on le sait tous ce n'est pas un discours de haine mais c'est un discours décomplexé discours li nekk sa xol comme ni mu ko waxee yow da ñun dañoo dem ba suñ biir dëkk li nekk ci suñ biir xol amul kër sëriñ si xam nañ ko kër amul fu ko xamul mooy li nekk suñu biir xol français yi ni ñu boofee moom ñu depuis boobu tooñ suñuy maam ba léegi continué boofu suñu kaw amul benn sénégalais bu yeewu te loolu mettiwu la waaw kenn sañu ko woon wax ci kanamu caméra ndax layam yi ragal ñu def la lii ragal ñu tëj la fii lobby yi dañoo am doole dañoo dem ba gëmloo ko ne dañoo am doole donc dañoo war a soumettre dañoo dem ba complexe ba gëm ko maanaam benn affaire la boo xam ne dañoo dem ba gëm ni même ñun en tant que ay politique suñu kër yi sax pour nga wax ko sax tabu la pour nga wax que ni français yi nan nu teggi nan nu këddi day dem ba nekk tabu ci yow parce que dañ ñoo gëm ko ni ñoom dañ noo dominer dominer ñu peeru dominer boo xam ne fi mu ñu àgg da ngay dem ba complexe leen a wax dëgg da ngay dem ba complexe leen a wax la réalité rôle bi ñuy jouer Afrique ñëpp xam nañ que ni rôle domination la déstabiliser diviser pour mieux régner musoo gis ñoom ñu taxaw xeex ab dictateur xalaatuñ ko seen àdduna xalaatuñ ko seen àdduna quand un président reste 40 ans au pouvoir ça ne les dérange pas du moment qu'ils gagnent leur marché na fa toog bi Kagame doon doog a commencé xam la lañ doon wax Kagame son régime autoritaire gis nga autoritaire boobu bu ñàkkoon fayda tuuti ñu doolal ko ci dictatorial bu ñàkkoon tuuti fayda ñu yokkal ko ci dictatorial autoritaire la ñuy wax parce que dafa dëggal boppam dafa gëm boppam jël réewam la léegi sax xam nga lan la suñu làkk yi la ñuy làkk yi la ñuy choisir nekkatuñ jaamu kenn nii la ñuy liggéey ñu commencé naan il a un régime autoritaire dafa lii dafa laa boobu commencé woon nañ ko taggal béjjan yi dëmm yi nekk Afrique di rey seen askan di suufeel seen askan jamais nga dégg tubaab yi ñu critiquer dëmm yooyu noonu jamais parce que ñoom ñi ngi jox tubaab bi liñ bëgg après bon ana partenariat ba ana relation on est des pays amis bu fekkee kan yow tooxi doona kase nga ñuy indil manipulation kese nga ñuy indil nous monter les uns contre les autres kese nga ñuy indil créer des guerres civiles waddal suñu ay président xool ña la neex nga teg fa déstabiliser Côte d'Ivoire fexe ba Alassane Ouattara seen benn mbaamu xaram mu nekkal leen fa ana ami dans tout ça arrêtons ce complexe nit ki bu dul sa ami bul nangu mu lay def lu mu lay def ci suuf ci kaw mun la sa ami la sous prétexte que ni moom il est fort il est puissant mun la sa ami la rek que sañoo ko wax que ni da ngay kàcc doo sama ami mais du sa ami ku lay déstabiliser kuy sàcc sa alal ku ñëw boof ci sa kaw di nangu li nga moom lépp mais nu muy nekk sa ami du la def loolu dañu waxati dëgg donc président Ousmane Sonko ci li mu woo Sénégal dañ ko cee war a fekk si mooy décomplexé boobu dañ ko cee war a fekk si bëgg moom suñu bopp boobu dañ ko cee war a fekk si maanaam désir de souveraineté boobu dañ ko cee war a fekk si parce que loolu kese moo ciy génnee mooy ñu ne ñun dañoo bëgg a moom suñu bopp amuñu beneen choix bu dul dañoo bëgg a moom suñu bopp te loolu noonu defe naa kan yi daf ñu koo waxal mais amul kenn ci ñun koo xam ne loolu nekkul sa biir xol nañ bàyyi complexe bi nañ wax li ñu metti 2021 war nañoo rusa ñun toog di am lu ñuy tëjaale nii suñu benn xol di ko daas di ko rusa wax di ko ragal a wax ku taxaw ne lii président Ousmane Sonko wax mais saa yi xool leen seen loi barki démb bi pour yéen ñan ñoo nekk derrière cette loi pour yéen ñan ñoo nekk derrière cette loi xool leen ko duñ ñu mës a bàyyi fii ñu ngi complexé
barke alxuraan duñ ñu mës a bàyyi parce que si ñoom seen kii seen xéewal mi ngi nekk ci noot gin ñu noot donc seen intérêt la ñoom ñun ñu sëgg di nangu di accepter di soumettre ils vont continuer parce que ci la seen lépp nekk bis bu nu bañee ne ñoo lank kindaare bu boobaa tu verras mais dañoo noot ba dañoo dem ba complexé bañ dañoo dem ba rusa bañ dañoo dem ba yaakaar ne bu ñu bañee dañuy torox dañuy yàqu ndax degré de domination bi moo sori dafa mel ne benn bourreau bu la jàppee otage lu yàgg bu la jàppee otage lu yàgg da ngay dem sax ba waaw you know ce degré de soumission ci moom da ngay dem sax ba tem nga commencé ko admirer loolu doon na dal yenn esclaves yi nga xam te ni dañ leen a traumatisé ba dañ doon dem sax ba ñoom seen maître yi dañ leen doon admirer ñun foofu lañ toll degré de domination bi moo tax ñu dem ba rusle noonu wax ka ni mais xiddi leen ñu mais suñu économie bàyyi leen ñun ñu téye ko suñu loxo bàyyi leen suñu croissance muy tuuruwaat ci suñu biir dëkk waa réew mi di ko yëg suñu pouvoir d'achat di yokku jeunes yi di mën a takk jabar di mën a jënd oto di mën a def ay prêts yoo xam ne seen liggéey dina ko mën a fay mais xaalis ak génn ci réew mi lépp day génnaat dem ci multinationales yi ñun suñu dund di gën a yokk ñuy yokkaat njëgu ceeb njëgu dëwlin ñuy yokkaat lépp ah hôpitaux yi mbir yi gën a cher étudiants yi di dund lu kenn xamul région yi waxatuñ seen i wax ah ba noppi ngeen taxaw naa ni croissance bi dëkk bi président bu mel ni mosu fi am mais kan ngeen ni ndax kan ngeen ni manqué de respect dans tout ça nañ waxante dëgg ah Sénégal képp ku fi yeewoo te nga am tuuti xel bu ñu la laajee kan mooy sa ennemi premier Macky Sall nga war a wax le pire président qu'on a eu ñun Afrique mooy le président Macky Sall est-ce que tu peux imaginer yow am réew fal la am na ñu fekke sa démb bërki dem am ñu ko fekke yaa ngi woon bërki dem yor benn mer gàddu di louer benn nekk par xawma ban magie tu es devenu milliardaire avant d'être président milliardaire avant d'être président c'est impossible buñ toppee affaire yi xam nañ fi nga ko jëlee biñ demee ba nga sës la doo mbir nga ne Ablaye Wade moo ma ko may Ablaye Wade ne la da ngay kàcc mayu ma la ko nga nekk président ok garaawul yow sénégalais yi réew mu mag la réew mu am histoire la ay gor ñoo fi dëkk ay wàllu ñoo fi tëdd mais au nom de lan yow nga jël réew moom bëgg a tayle seen bakkan respecté too réew moomu noonu jox la ñaari mandat yoo xam ni xam nañ sax ni ko ñaari mandat loo def ci ñaari mandat yi lan nga soppi ci ñaari mandat yi lan nga révolutionné ci ñaari mandat yi ñun dañoo foogoon que ni discours bi nga porté bi nga doon doog a ñëw day nekk ñaari mandat wu le président Macky Sall a révolutionné l'enseignement supérieur, a révolutionné la médecine, la recherche, la science. booy yi léegi dañoo am ay centres yoo xam ne dañ leen équipé booy yi léegi ñu ngi liggéey ci ay naka la ñuy defaree ay portable ay ordinateur ay auto ay avion booy yi ñu ngi avancé dans la recherche. On pensait que ni foofu nga ñu jëmee ci ñaari mandat on pensait que ni dañ naan agriculture bi Macky Sall yóbbu na ko ci niveau boo xamante si nii léegi autosuffisance alimentaire dañoo am ñun ba léegi dañuy génn di jaay parce que bi ngay doog a ñëw fekk nga fi jeunesse am nga fi ndox am nga fi soleil am nga fi terre cultivable ñu yaakaaroon que ni ci 2 mandats da ngay ñëw révolutionner mbir yi ñu yaakaar que ni dañ naan en matière de sécurité le président a révolutionné dafa équiper maintenant la gendarmerie d'une manière équiper la police seen commissariat yi boo fa duggee tu sais que ni nangam ak sangam. corruption du ko fay jëlee ba mu dellu ginnaaw nous on attendait ça de toi dañu naan président Macky Sall fa mu fekk corruption du ko fay jëlee ba mu dellu ginnaaw ñu ne njàngu xale yi ñu ne gis ngeen léegi lycée yi ni mel gis ngeen formation wu gis ngeen léegi boo amee bac même avant nga am bac gis nga formation yi nga mën a def option yaa ngi nii gis nga boo génnee borom diplôme yi ñu toog daal ni 2 mandats après waaw le président Macky Sall regarde-moi ce bilan loolu lañ doon xaar ci yow après 2 mandats. lii lañ doon xaar ci yow nga révolutionné ko mais yow ñun xaar ñu woon ci yow nga tëju ak ay voyous tëju ak ay juge tubaab ak ay kenn xamul pour tëggal ñu ay loi yoo xam ne daf ñu yeewaat def ñu ay jaam on n'attendait pas ça de toi on n'attendait pas de toi après
après 2 mandats on n'attendait pas de toi nga xool naka nga ñu mën a yeewaat bayone ñu jiiñ ñu ay terroristes parce que cette loi bi Macky Sall tëgg barke alquran képp kuy sénégalais boo xamee boo xoolee loi bi ak li nekk ci biir da nga naan kii nekk mooy ennemi bi yées ci ñun Sénégal il faut vraiment nga détester sa réew pour mën leen a bëmax ci tooxi doona bu mel noonu ndax am na looy wàcc ndax am na looy wàcc am na loo bëgg te balaa nga fay àgg dangaa bëgg teg ay barrières ay niir bu nekk ci bopp nit ñi mais kon yow doo góor mënoo nekk nit ku baax ci àdduna suñu noon nga mënuñu laa fal ñaari mandat doon xaar ci yow résultat nga ñoon xaar ci yow nga soppi suñu réew Dakar barke alxuraan mi ngi nii sama douche bu fa duggee dama duy ay bidon bay bëgg a dee ndax du am ndox guddi gi dañuy duy stocku ndox am na yow xam ne si ni ñun buñ dee coupé par jour ñoom par mois la ñuy coupé dara doxul ci dëkk bi biir capital bi lañ la wax de fii la insécurité fekk baax kenn lekkatul ba suur kenn naanatul ba màndi weer ak moromam jegante nit ñi fay luyaas moo leen tey nelaw parents yi jàq étudiants yi jàq diplômés yi di taxawaalu taux de chômage bi di gën a yokk amoo lenn loo xalaat lu dul foog ma def benn affaire boo xam ne ëllëg moo may 3e mandat il faut ma yeew sénégalais yi manière boo xamante si nii ëllëg su ma dee ñëw kenn du mën a yëngu parce que yeew naa leen ba pare parce que sa loi bi ñu wax ko ñu bañ ko wax pour yeew sénégalais yi la parce que xam nga keroog nee nañ sax sëriñ si bu ëllëgee comme affaire góor jigéen yi buñ ci bëggee kaas sax day fekk loi état bi décidé na dara sëriñ si ànduñu si taxaw manifester bu boobaa ñu ne sëriñ si yéen ay terroristes ngeen parce que état daa décidé dara ba noppi ngeen ni àndu leen ci di ko xeex de cette même manière lañ bëgg bu ëllëgee ci seen pexe yi ñu bëgg nii buñ ñee bëreet ne justice jàpp na diw injustement parce que ñi ko tëggal ñi ko ci jàppale ñëpp waa extérieur la loi bi ñu ko ci jàppale ñëpp waa extérieur la bu ëllëgee de manière injuste bu ne tëj nañ diw ñëpp xam ne tëj bi du yoon ñu wàcc ne tëj bi du yoon ñu ne ñun dañoo défier état ay terroristes lañu maanaam lii lépp dañ koy waajal ëllëg buñ jàppee benn leader injustement am seen benn juge bu leen joxal peine bañ ne lii état moo ko décidé te ñëpp xam nañ ne c'est injuste dañoo bëgg bu ëllëgee jour boobu képp ku war a génn da nga naan su ma génnee terroriste la parce que état daa décidé ma dem di opposé wu ci li état décidé maanaam yeew nañ ñu te dara xewagul donc am na lu ñuy waajal am na lu ñuy bëgg a def mais balaa ñu koy def dañuy teg garde-fou yi ba pare bu ëllëgee dinañ am ay juges yu leen décider ay mbir jàppal leen ki leen neex injustement jóge fële rek ne woy insurrection parce que keroog nangam sangam ñu ne woy parce que lii juge bi daal ne tëj naa ko nangam ñu ne lii la état décidé comme ni ñu ko waxee ci góor jigéen ñi ak ci leneen lii la état décidé bu jour boobu noonu képp ci ñun ku jóg dañ naan la terroriste nga parce que da ngaa défier état ay affaire terrorisme yi comme yi am ci yeneen dëkk yi taxu leen a jug de il faut ngeen muus ci liñ bëgg. li ñu bëgg du loolu affaire terroriste ak yooyu ay terroristes yi dem nañ fee ci Tidiane xaw ma nu mu tudd le traître la gaajo nan dañuy taal xaw ma Touba dañuy taal kii dañuy kàcc loolu diversion la nekkul ne foofu mooy sensu mbir mi mooy ñoom njiit yi ak ñoom opposants yi ak ñoom askan bi foofu la liggéey bi nekk loolu moo tax ñu bëgg ñoo xoqatal ci manifester. loolu moo tax ñu bëgg a wàññi suñu allure ci manifester loolu moo tax ñu bëgg a wàññi suñu motivation ci manifester moo tax ñu jël manifester daal ne manifester bu amee ay dégâts ñu yàq ci ay affaire kun ci jàpp terroriste la perpétuité ngay tëdd. Préparez-vous ces gens-là am na lu ñu bëgg mais avant ñu ci àgg moo tax nag ñuy teg yii di nga xam ne si moo ñu yeewaat ñun ba ñu def nii nga xam ne nooyi sax sa biir dëkk boo koy def da nga koy xoolaat il faut ngeen ñor ci li gars yi bëgg. bëgg nañ jiiñ ay groupe terroriste fii ci Sénégal bu ñu leen jiiñee terroriste yow mi nekk ci àdduna bi
bokk ci groupe yooyu te nga xam que ni duñu ay terroriste te nga xam yow fii nga gis sa bopp lii mooy sa combat boo ci génnee sa benn 5 euros def ci ëllëg ñu ne groupe bi ay terroriste la yow yaa ci dugal 5 euros kon yow da ngaa financer terrorisme. donc ñi ngi dissuader les Sénégalais yi nekk fépp ci àdduna bi pour ñu participer ci dugal seen xaalis parce que dañuy bañ ñu dugal leen ci gaamu terroriste ndax da ngaa financer une organisation terroriste. Tout ça c'est pour affaiblir l'opposition seen opposants yi ak yeneen politique yi lañ bëgg a affaiblir dañ leen bëgg a isoler affaiblir leen wàññi aliru askan bi wàññi aliru manifestation yi yaa ngi dégg li ma la wax yooyu yépp la ñu nekk nii pour dammat ko pour wàññi ko avant de s'attaquer aux opposants avant de s'attaquer wala avant de déclarer leur candidature wala avant de dire que ni conseil constitutionnel nee na ma waaw conseil constitutionnel am réew kenn yoru ko ci ay ruse ay ndëgg sërxal ay point virgule c'est la volonté populaire moom moo yor am réew fexe ngeen bu fekkoon da ngeen di bëgg a laaj askan bi dëgg ci seen référendum da ngeen leen di laaj est-ce que yéen askan bi nangu yéen que ni mandat bii may def nii bu njëkk bi bokku ci mandat yi di ñëw la bu la boobaa bu la askan bi ne waaw d'accord nañ mandat bii nga nekk nii bokku ci yee di ñëw lañ la bu boobaa bu la neexee ëllëg nga ni conseil constitutionnel nangam ak sàngam mais munoo ni askan bi voté leen ñaari mandat ñu déggee ko noonu nangoo ko noonu daal ni ok d'accord ñaari mandat plus de ñaari mandat du topp nga def ay ruse ak ay cabaxal ci suuf ba bu ëllëgee nga leen déedéet man bi may wax dama leen ñaari mandat 5 ans conseil constitutionnel waxul woon bu 7 ans bi man réew ban réew ci àdduna nga gis ab président toog 7 ans ba noppi am fitu toog waa askanam naan leen 7 ans yi bokku ci loolu fu mu am na lu ñuy wooyee bon sens gis nga bu la ay texte maye dara dellu sul ci bon sens ak lu xel mën a nangu jiite woo ay carte jiite woo ay tapet ay nit ngay jiite tu ne peux pas xool ay Sénégalais ci ay bët ne leen 5 ans yi 7 ans yi bokku ci loolu boo ko waxee Sénégalais yi ñu pes la ak koo mënta doon ku jàkkaarloog man ne ma 7 ans yi bokku ci moom xam nga lu ma la wax lii yëpp nag su ngeen gisee ñu koy def la ñuy waajal ci 3e mandat bi dañoo bëgg buñ ñu kasee ba ñu kasee ñu tere ñee manifester tere ñu joxe suñu xaalis tere ñu nangam ba buñ ko waxee nag ñoom répression buñ ci def wala rey nit buñ ci rey nit opinion internationale ñu ne la yow yaa ngi risqué perpétuité am réew mu mel ne Sénégal nit génne xaalisam war a participer ci combat bi mu gëm nga ni ko boo ko defee ay terroriste nga kan moo bëgg ay terroriste kan demal nga laaj Ousmane Sonko loo xam ci ay terroriste maanaam vrai terroriste mooy ñiy dem di def ay bombe wala au nom de leur ngëm-ngëm kan mooy dooleel loolu soo gisee gars yi di kaas day mën ne gars yi ay terroriste lañ yuy kaasal terroriste ñi kaas ñëpp ñoo la gën a bañ terroriste mais ñii seen pervers gi ñu pervers moo tax ñuy utiliser le mot terroriste pour préparer ñoom seen ay maanaam seen ay liñ bëgg a def dañoo làqatu ci ginnaaw le mot terroriste pour def ko mais fii ñiy wax kan moo fi bëgg terroriste kan moo bëgg ñuy xëy suba gis ay nit di financer ay terroriste kan mooy jël ñaar dërëm di ko jox ay terroriste kan moo bëgg ay terroriste am Sénégal ñu naan tàkk nañ fële tàkkuñu fële ça fait un moment ñu ñuy préparer ci liñ bëgg a def ça fait un moment ñu ñuy wax di ñu forcer mbir mu fi nekkul di ñu ko forcer depuis nga gis ay nit yu am fitu ne nga xam nañ fu ñu nekk dugg nañ ña nga fee mën nañ leen identifier te kenn woowu leen kenn tegu leen benn pression maanaam ñuy saaga suñu armée bi di saaga suñu gendarmerie di saaga képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci wàllu woowu te taxaw nga ne ñun gisuñu fi terroriste te ñoom ñooy liggéey ci côté boobu noonu ñu bàyyi ay simple politicard ñu dem ba à la télé di fen ci des choses aussi dangereuses naan ñi ngi fii ña nga fële fii la ñuy waaj a bombarder mais fan nga jëlee information boobu yow Cheikh Tidiane Gadio capitaine Dièye bi demoon toog fële ak beneen journaliste boobu di liggéeyal état bi ñooñu lan moo leen may audace wax jooju noonu te après ils n'ont pas dem leer la lanterne des Sénégalais procureur bi ne leen seen wax ji fu mu jugee ñu topp affaire yooyu ba nga xam te ni lii on le prend au sérieux ces gens-là nous prennent pour des cons ces gens sont en train de nous comploter cette loi est en train de faire de nous ay esclaves bâillonnés ci suñu biir dëkk man nag loolu duma ko nangu man dëkk tubaab bi sax dama doon sànneeku waxuma la ak sama biir dëkk barke alquran sama biir dëkk kenn mënu ma fay yeew def ma danga may rey mbaa nga tëj ma Macky Sall cherche à vous faire peur
loi bi loi wu terroriste la loi wu bandi la ñi ko tëgg ak ñi ko voté ak ñi ko xalaatal ak ñi ñëw jàppale ko ci pendant boobu ñu nekk ci bind bi yëpp ce sont les ennemis de la république kenn mënul bëgg sa réew ba noppi wëlbatiku di yeewaat liberté am di ko fuqati di ko yeewaat di ko menacer de perpétuité ñi ngi banaliser le mot perpétuité perpétuité dañ ko waroon réserver pour ñi nga xam ne dañoo def haute trahison ñi nga xam si ni dañoo am ay idée wu déstabiliser réew mi dem teg ay bombe def ay nangam sangam ñi nga xam dañoo rey ay nit te tayeef ci seen bakkan ñooñu la ñu war a tegal perpétuité mais munoo fekk ay jeunes soif de développement soif de liberté soif de démocratie nga jël benn niiru perpétuité bàyyi ko muy planer seen bopp ne leen activité bu ngeen def perpétuité mën na leen ci fekk participer sa xaalis perpétuité mën na la ci fekk manifester say droit ak li nga d'accordul perpétuité mën na la ci fekk il faut être un dictateur pour commencer teg ay pieds yu mel noonu la famille yeewu leen ab woyu moo ñu jiite ab bandi moo ñu jiite barke alxuraan lim ñuy waajal bis bu ko réussir ñun ñëpp ay jaamam la ñuy nekk te ñun ñëpp suñuy maam yi dañoo xeex ba ñu judd ci ngor war a dee ci ngor warul am benn Macky Sall ak une petite minorité ak ay tubaab jàppale ko ci pour ñu defal ñu ay ndëgg sërxal ay ndëgg sërxal di ko jéem a tëggal sa askan kon ñooñu boo taxawee xam nga Macky Sall mi ngi monter la pression parce que plus pression bi di yéeg mieux c'est pour lui parce que en temps normal bu doon yónni ay nerf bi da koy nëbbu en temps normal bu dara xewul woon parce que nit loo yàpp sa waa dëkk di nga leen rus maanaam doo def fàng daaj ñi ay nerf bi en tant que ab président nga ànd ak ay voyous ak ay bande ñuy dóoraate c'est-à-dire que ni image bi ñu ko war a jox d'ici les années à venir mi ngi commencer di ko créer déjà mooy image d'un tyran d'un gars qui n'a pas froid aux yeux loolu moo tax mu am audace au vu et au su de tout le monde mu ànd ak ay bandi ñuy carbo yi di dóor nëbbatu ko sëriñ si nëbbatu ko suñu yaay yi nëbbatu ko mag ñi nëbbatu ko jigéen ñi si ay raam ngay gisoo ko ci ay gangster gisoo ko ci ay rang président ngay gis des voyous ci ay rang président mu assumer ko nag les yeux dans les yeux il regarde les Sénégalais di leen wan que ni je roule avec des agresseurs ñoom ñoo may dóoral booy yi taxaw dañuy wax leen naqari booy yi sol yu rouge ñoom ñoo ma leen di dóoral ñoo leen di dóor kat ji arrêt bëgg yor ay yat di leen dóor mi ngi koy def ci kanamu sëriñ si ça veut dire que ni il est en train de préparer ki mu war a doon ëllëg mooy le tyran raykatu nit bi le terroriste bi mu war a doon suba suñ kanam mi ngi koy image boobu sol na première yére yi ba pare parce que lii en temps normal képp ku koy def boo amee caay-caay def ko tamit da nga koy nëbb ci suuf tey man kii la soo bëggoon indil nit benn fitna damay làqatu ci suuf yónni ay nit ne leen tegal leen ma fitna bi parce que rus naa man Sénégal xëy ne nit daf dem moo yónni ay nit ñu dem dóoral ko diw rus naa man lu mu tuuti ruse naa loolu Sénégalais yi kon sama caay-caay bu demoon ba ma koy defoo tamit damay nëbb Sénégalais yi def ko mais bis bu ma demee ba man taxaw ci kanamu ñëpp wan ka ni maa yónni pour ñu dóoral ma diw kon xam leen que ni àgg naa ci benn degré boo xam ni rusatuma leen faaleetuma leen soxlawuma seen sympathie soxlawuma seen mbëggeel dama leen yi imposer li may def yeewu leen suñu sëriñ si jug leen barke alxuraan kii mu ngi taal réew mi kii mu ngi tayle réew mi mu ngi tayle suñu avenir et c'est très grave du rek ay question de politique wala ay opposants wala ay nangam sangam de réew mi yépp la et il faut nga yàpp sa réew bañ sa réew bëgg indil fitna sa réew pour nga mën a tëju ak ay tubaab tëju ak ay experts pour ngeen tëgg loi bu mel nii ñu wax ñu naan amoon na fi 2016 xam ngeen li tax ngeen génnee ko ci contexte bi ban terroriste ngeen di wax yéen xeexu terroriste bu leen taxoon a jug dafa mel ne comme affaire viol na ngeen ko yan woon musu leen a xeex pour mbiru viol musu leen a intéressé bis bu ngeen jugee ci mbiru viol c'est parce que da ngeen ci am ay intérêt derrière ngeen bëgg a daaneel kenn loolu moo leen dal ci wàllu terrorisme gisu leen terroriste déggu leen terroriste yàlla dimbali nañu mais yéen mbiru le mot terroriste da ngeen ko mujj a def benn marché bu leen di arrangé parce que li ngeen bëgg a teg ci mot boobu kas ngeen ko mën a jaare parce que mooy légitimer seen soxoraay ak seen agression bi ngeen bëgg a def ci peuple aux yeux de l'opinion internationale ëllëg mooy tax ñu ne loi yi non terrorisme patati patata mais li leen tax a jug mooy vent de révolte bii nekk ci africains yi nekk ci sénégalais yi
mooy cette jeunesse déterminée nga xam ne xam na que ni il a compris que c'est le peuple qui dirige c'est le peuple qui détient le pouvoir loolu ngeen xam moom ngeen bëgg a kase bu ngeen ko kasewul ëllëg su ngeen bëggee forcer troisième mandat day cool ci yéen su ngeen bëggee daaneel benn opposant day cool ci yéen parce que xam ngeen ni askan bi dañuy am taxawaay bi ko war loolu moo tax ngeen bëgg a damm tànk askan bi ak motivation askan bi parce que xam ngeen li ngeen nar ci jamono yii di ñëw donc sama yoon nekku ci képp ku ko wax dafa mën la comprendre lu xew ay mbiru politique la képp ku ko wax dafa mën la comprendre lii di ñëw képp kuy sénégalais billahi c'est quelque chose qui te concerne à un niveau boo xam ni soo ko comprendre toon boo tëddee doo nelaw Macky Sall est extrêmement dangereux pour nous ñu ngi lancer message général Moussa Fall bu nga xamante si nii dafa war a toog moo tax mu toog heure am jot na mu toog mu ànd ak waa Sénégal mu ànd ak l'honneur de la gendarmerie mu ànd ak l'honneur le respect du drapeau et de la patrie ñi ngi ko koy ñaan ñi ngi ko koy souhaiter ñi ngi ko koy souhaiter ñi ngi ñaan képp koy mbokkam képp koy am di jàmmam nga wax ko mu dimbali Sénégal bu mu dimbali mukk Macky Sall ci projet bu yées bi nga xamante si ni mooy li mu nar ñi ngi koy ñaan mu tàggat gendarmerie yi ci honneur tàggat leen ci respect des lois respect du drapeau ñu ngi koy ñaan le général Moussa Fall ngir yàlla ak yonante bi àndal ak le peuple àndal ak la vérité àndal ak yàlla te àdduna day jeex yi ñu jot a lire ak li nekk ci ay livres yépp ñun bu ñu basé ci loolu ci li ñuy basé wu mooy yow li nga ñuy wan ku neex bindoon na ay livres on ne va plus se baser sur des livres on va juste se baser sur yow général Moussa Fall li nga ñu nar a wan ñu ngi am njortu ka ni di nga ànd ak sa peuple ñi ngi am njortu ka ni di nga ànd ak yàlla ñi ngi am njortu ka ni di nga ànd ak l'honneur et le respect bu ñu xam ci gendarmerie bu ñu xam ci armée bi loolu kase la ñuy ñaan kenn dematul ci ay mbir yu ñu liir defoon na lii defoon laa on va plus se fier à ça ñun ci li ñuy fiyewu maintenant mooy yow li nga nar a doxalee la gendarmerie ni nga nar a doxalee nos forces de l'ordre de cette même manière moom la ñuy wax chef police bi bu leen kenn pousser pour ngeen doon ay complice am pour mu damm seen askan bu leen kenn pousser ci loolu noonu xam ngeen seen i bëgg-bëgg xam ngeen ni ñoom nekkuñ ci dëgg xam ngeen que ni ay pexe la ñuy lal loi bi yëpp xam ngeen ni ay kàcci nen la ak ay ndëgg sërxal yoo xamante si ni dafa nar a tegaat askan bi pression boo xamante si ni li muy jot a dund rek doy na sëkk ñu ngi leen di ñaan au nom du drapeau ñu ngi leen di ñaan ci yàlla mi ñu bokk ñu ngi leen di ñaan au nom de l'honneur au nom du respect des lois ngeen tegaat lépp ci yoon ngeen tegaat lépp ci respect du pays parce que la patrie moo ëpp doole Macky Sall ak partem ce sont des voyous à l'Assemblée nationale ce sont des voyous au ministère yëpp ak na am na ci yeneen magistrats yoo xam ne ce sont des voyous yoo xam ne ils sont de mèche ces gens-là monsieur général Moussa Fall nit ñi jéem nañ ñoo jaxasee nu ne ñot dinañ fi affaire u xeet ñett dinañ wax nañ fi waxi génocide jëlloo nañu nit ñi ay jaasi nu ne kàlle nañ ko pour déstabiliser ñu pour rek mën a àgg à leur fin ñu ngi ñaan ngeen stoppé loolu yéen ñi nga xam ne ñun ñoo leen di fay ak suñuy impôt ñoom lu ñu leen mën a dégg bàyyi leen xel que ne bis dana ñëw yàlla na la pëkk barke alxuraan karim ki ne wax xol yi del def nii par nii fraction de seconde del sànni deret ji ki wax deret ji jëlal globule rouge globule blanc yi da leen joxe lii ki wax ndox mi séparé wul ak lii ki wax estomac jëlal affaire yi nga broyé ko jaaral ci gros intestin petit intestin ki wax milliards de cellules ci doomu aadama ki wax neer yi dugg leen génn barke alxuraan bis dana ñëw mun la pëkk ci bàmmeel hasard amul fenn dañoo am yàlla junu bind jox ñu ruu jox ñu bis bi ñuy judd ba noppi war ñoo jox bis bu ñu dee kon buñ ne laa bis dana ñëw ñun la pëkk ay malaaka sa bàmmeel képp kuñ ko wax gëm ko bu boobaa y aura pas Macky Sall y aura pas les milliards y aura pas ce prestige là sur terre donc lépp lu nit di def na xam que ne cette vie c'est juste un passage très éphémère billahi dee mën na ñëw à tout moment kenn ci ñun mënul gis ne tàkkusaan fi la koy fekk donc ñu ngi ñaan képp ku yor poste de responsabilité nga bàyyi xel sa réew bakkan yi fa nekk nga bàyyi xel sa papa yi fa nekk sa waa koñ sa cousin sa maam sa waa dëkk
nga bàyyi xel si yàlla nga bàyyi xel tëraayu bàmmeel nga bañ a ànd ak voyous yi nga xam ne la plupart c'est des francs-maçons ce sont des sataniques pare nañ pour bépp xeetu sacrifice bépp loi bu ñuy signé xam nañ que ni ay bakkan ci nar a rot barke alquran bépp décision bu ñuy waaj a jël xam nañ que ni ay bakkan ci rot te teguñu ko fenn fu dul ci seen bëgg-bëgg bakkan 13 personnes sont mortes kenn ci ñoom naqarlu ko Sénégalais yi moo koy naqarlu ak xëy na opposants yi ñoom ñu nekk ci nguur c'est comme si 13 yi dee bokkul ci ñoom jamono jiñ foogee que ni dina am nu mu leen def ci lañ ñëw yokkalaat ñu ci ay nervi ak ay dóor nervi yi seen benn arrêt buñ dóor bu ne mën naa rey nit donc nit ñooñu noonu wan nañu seen bopp ba pare gis ngeen vidéo bi nervi bi dóor waa ji arrêt tell ci mâchoire booy bi daanu ci turu kan la ko defee turu ki ko embauché kan moo ko embauché président ak ñi mu àndal ci kanamu président lan ngeen di xaarati ci nit ñooñu noonu jamono jiñ doon xaar ay mbir yu baax avancer mbay mi créer de l'emploi xool impôts yi jële fi corruption ñu fexe ba que nit ñi di lekk di naan ndox mi yemb courant bi lépp dootul coupé dund bi wàcc Sénégal jamono jiñ doon xaar loolu 2 mandats après xam nga lan la ñuy fayee embauché ay agresseurs ñuy dóor suñu jigéen ñi di dóor suñu xale yu ndaw yi loolu la ñuy fayee nëbbuñu ko nag dañoo ànd bërki dem Thiès moo ci mujj. Ce sont des voyous donc gendarmerie ay militaires lañu ay soldats lañu ils ne doivent pas rouler avec ces voyous ils ont fait une formation ils ont juré donc waruñu nangu kenn ñëw bokk ay fils de chien yu mel noonu ñu ñëw rax suñu gendarmerie ci kanamu gendarmerie di dóor suñu peuple loolu ñun ñu ngi koy naqarlu ñu ngi koy bañ ñu ngi wax les chefs des gendarmes ñu bañ loolu ñu ngi wax les chefs de police ñu bañ loolu ñu ngi wax képp koy takk dara bu la nervi yi jege nga ubbi li nga war a ubbi nga toj li nga war a toj nga màbbal li nga war a màbbal parce que ce ne sont que des agresseurs ce ne sont que des pauvres types yu trahir seen koñ yéen jógee trahir seen mbokk yi ndax benn 15 000 bu ñu leen di jox te ki leen koy jox il est censé être un ministre un député un directeur nangam sangam ci ndigalu kan président de la république fan la ñu toll fan la ñu nekk yan façon peuple la ñu est-ce que Macron ànd na ak ay agresseurs est-ce que Obama ànd na ak ay agresseurs est-ce que les pays civilisés wu seen président am compassion am yërmande ci seen dëkk réew mu nga xamante si dara doxul lekkuñu naanuñu sax. seen président yi danañ am sax tuuti compassion ba bu ñuy ñëw di wax sax dañuy wàccee seen kàddu parce que xam nañ que ni y a beaucoup de difficultés yaa ko Sénégal nga gis ñuy dund lii ba noppi mu am beneen soxor beneen jéppi mais waa ji lan lañ ko def pourquoi il nous déteste à ce point pourquoi il méprise les Sénégalais à ce point qu'est-ce qui s'est passé lu nekk ci xolam il est devenu milliardaire de manière injuste mais pourquoi il peut pas trouver la paix du cœur lu tax mënul bëggee àdduna moom ak ay njabootam ñu dem ci jàmm def nañ ñaari mandat doy na mais pourquoi il a cette colère envers nous pourquoi il veut couper des têtes pourquoi il nous fait des lois yoo xam si ay ndëgg sërxal la ay nangu suñuy liberté la ay niir de perpétuité boo xam ne mi ngi suñu bopp yépp ñun ak pas-pas boo mën a am niir boobu mi ngi sa bopp di planer mais qui est cette personne mais qu'est-ce qu'on lui a fait mais kii lan moo ko metti ci xolam lan moo tax mu dem far de l'autre côté pour toroxal réewam réew mu la teral ci ñaari mandat jox la palais ak caisse noire y a un problème mais nag ku xamul buur saay na nga dégg ne buur naka la ca topp yéen a ma gën a xam comme Ablaye bi dañu bëgg a woo ci loolu noonu comme que fi ñu toll négocier jeex na amatul ñuy waxooxi ragal na noo kii lim nar noo kii la xam nañ ko ba noppi li fi am mooy opposants yi tax nga teg sa loi yi pour jële fi manifestation yi pour jële fi financement yi nga xam ne c'est légitime et normal pour fexe bi nga xam ne kenn dootul am fitu manifester pour boo déclarer 3e mandat kenn du sañ a génn ndax nangam ak sàngam pour bu ngeen légaliser góor jigéen kenn du sañ a manifester saa waay il faut que sénégalais yi wan la kan ni du fi dem du fi jàll te boo paree pour rey ñu ñun pare nañ pour riposter lu ñuy négocier ak lu ñuy masla ak Ablaye bi moo fi amatul il ne nous aime pas il essaye de vraiment du ñu nekk ab dictateur suñu kaw c'est à nous ñu wan ko ni loolu du dal suñu kaw
parce que wan nañu boppam ak mbonam ak soxoram ak jéppiwaayam ak far gu mu far suñu oppresseurs yi wan nañu ko ba pare. ndax kii bàyyeegul de kii ni ma gisee muy doxee waxu ragal la xam ngeen ko xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ mooy li fi nekk lan moo war a nekk suñu doxalin mooy wax ji. bu fekkee bu ñu dëggale suñu bopp on incite à la violence nañ ko tudde nu leen neex mais dañuy dëggal suñu bopp du ñu nangu kenn yeew ñu def ñu ay jaam. waaw parce que instant bi dañoo bëgg bi maanaam seen loi yi dañoo bëgg ba nga xamante ni bu ëllëgee bu dee da ngaa war a def live wala nga nekk un président bu un opposant bu war a def conférence de presse sax tu vas choisir les mots ndax da ngay tiit ñun la da ngaa def insurrection da ngaa woote insurrection. ils veulent nous bâillonner de manière légale bu ko defee kun jàpp ëllëg opinion internationale dana non c'est la loi ban loi on est des êtres humains nekkul ne ay texte signature yu ay voyou bind mooy jël le dessus sur nous. si cette loi était écrite mu nekk sax lu baax du tax mu nekk suñ mu nekk suñu kaw waxuma la nag mu nekk benn loi boo xam ne loi wu bandi la loi wu voyou la. duñ ko nangu lu ñu fi nekk di layam moo fi amatul waa ji ci lim ñuy woo dégg ngeen ko xam ngeen ko bu nee nag dañoo moom nanu jël def ñu ay lu ko neex bu dee nag ñun Sénégal jom ji nekkoon ci maam Cheikh Ahmad Bamba fulla gi nekkoon ci maam El Hadj Malick fit bi nekkoon ci El Hadj Omar Foutiyou Tall xel mi nekkoon ci maam Baye Niass ndëgër gi nekkoon ci maam Limaamu Laay bu dee mi ngi ci ñun ba léegi waratuñoo nangu kenn laa la mun taxamal ku mënta doon waratuñoo nangu nga ñëw taxaw suñu xef woo say bandi ay nit yu bon ñu signé la parce que ñoom ñoo ëpp assemblée. donc daal kon ñun dañoo bëgg tayle suñu àdduna tayle suñu avenir ci benn base kase mooy non ñee ñoo ëpp luñ signé rek loolu la. ñee ñoo ëpp luñ voté rek loolu la ñun loolu lañ bëgg a dénk suñu àdduna tout en sachant que ni ay nankatu sàngara ki tokkatu yamba ay irikatu jàgg ñoo nekk foofu assemblée nationale. donc ñooñu bu ñu décidé woon ne suba góor gu nekk góor nga war a sëyal kon noonu la war a demee xel moo jiitu yooyu noonu dafa am foo xam bu ñu fa tolloo ñooñu dañ leen dénk réew mi def ay loi pour que réew noonu lay doxee foog nga bind ay loi bind def ay limites ak yooyu noonu la réew doxee moo tax ñu def ko mais liy dëgg te muy dëgg mooy la volonté populaire li askan wi bëgg loolu moo ëpp doole ay loi askan wi bu ñu bëggul góor jigéen warul am ci réew mi même su ko ab loi maye. ay député yoo xam bi ngeen di gagné député yi da ngeen a sàcc ba gagné député yi donc daal ñun dañoo bëgg a tayle suñu àdduna ci loxo député yooyu noonu sous prétexte ñoom ñoo ëpp. lu leen neex signé luñ signé mooy dox suñu kaw mais loolu c'est de la folie. elle est où la volonté populaire askan wi li mu bëgg anamu parce que am na benn xaw ma nan waar ak xaw ma kan ak kan bu ne non voté naa kii na voté naa donc loolu daal moo ñu moom. loi wu vayu bu ñu indi kon bu ko ñooñu signé loi boobu day nekk suñu kaw loolu ñu war a dund mais loolu c'est de la folie. Macky Sall bu ñu mënee tëj. nanu boole tëj ñu ñun ñëpp suñu mënee rey nañu boole rey ñu ñun ñëpp mais nanu taxaw temm ñu bañ lii Macky Sall bëgg ak lii muy waajal ñu bañ ko bépp jour bu ñu war a génn manifester nañu génn manifester fa yàllaawu parce que xeex say droit xeexal sa askan ci jaamu yàlla la bokk bépp jour bu ñu war a génn manifester taxaw temm nañ ko def ak fu mu mënta doon billahi azim képp ku ci dee martyr nga te dee sax moo ci dul am war a bu ñu bëggee rey barki alxuraan duñ taxaw bàyyi leen ñu rey ñu c'est le peuple on est des millions ñii c'est juste des francs-maçons et des voyous yoo xamante si ni ils ont un plan te seen plan boobu jaral na leen lu nekk jaral na leen ko ñun nag suñu drapeau suñu tey ak suñu ëllëgi doom war nañoo jaral lu nekk il faut ñu am le sens du sacrifice luñ fiy nekkati di layam-layam yi ak di wiiri moo fi amatul. Macky Sall est un bandit Macky Sall est un terroriste, est un dictateur wan nañu ne bëggul Sénégal wan nañu ne dafa bëgg a yeewaat Sénégal wan nañu ne dafa bëgg a torturer Sénégalais yi wan nañu ne dafa bëgg a yeew gimiñ ak tànk ak ngëm-ngëmu Sénégalais yi ñun ñoo ko war a wan ka ni du ci dal Macky Sall képp ku yeewoo Sénégal noonu nga ko war a jàppee ak parti boo mënta bokk parce que boo demee biir APR bëri na ñoo xam ne ñi ngi biir APR ils sont en souffrance
parce que à partir ñëpp duñu bon am na ñoo xam ne ils sont en souffrance parce que Macky Sall lu muy def ànduñu ci suba ànduñu ci ngoon parce que ay góor lañu yàlla moo leen boole parti boobu noonu ñu bokk ci yàlla mooy xool li ko neex mu def ko mais bëri na ñu nekk biir APR di souffrir à cause de ce traître de Macky Sall am na ñoo xamante si ni ñu ngi biir APR ànduñu ak ci yi muy def yëpp xam nañ yëf yi voyou te mën na déstabiliser réew mi bu déstabiliser réew mi mën na ko déstabiliser noo xamante si nii xeex bi suñu biir lay nekk barki alxuraan loolu mooy li ci gën a dangereux donc ñoom xam nañ que ni Macky Sall loi yi day koy protéger moom ak ñi nekk ci kaw mais daf leen di mettre en danger ñoom ñi nekk ci biir askan bi ñoom APR bi nekk ci biir askan bi Macky Sall daf leen di monter contre le peuple Macky Sall daf leen di exposer parce que ñoom ils sont vulnérables ils sont avec le peuple te nit ñi dañ leen di gis yaakaar ni ñi ngi ay milliards ndekete yooyu ñoom pas-pas kese la ñuy demee duñ dara ci APR lekk ñu fa dara ba nit ñi eenal leen ba tax na dara bu amoon sax nit ñi mën nañ leen a cibler fekk ñoom duñ ci dara donc xamee leen ko noonu y a des gens yu nekk biir APR et qui souffrent de la politique de Macky Sall askanu lëmm ñoo war a taxaw bañ dafa dépasser un truc de parti wala un truc d'un tel ou d'un tel mbiru askan bi yëpp la sa gars moomuñu sa gars moomu réew mi ñëw nañu jox ko ñaari mandat jeexal na ko jeexal ni mu ko war a jeexale dem yoonam tëgg ay loi pour mën a xàll yoon bi tëgg ay loi pour mën a tëj ay opposants tëgg ay loi pour mën a tëj gémmiñu sénégalais yow sénégalais nekk États-Unis France bokk ci réew mi nga xam ni diaspora bi bu ñu téye woon seen loxo réew mi daanu diaspora boobu di dugal ci réew diaspora bi tey mu ne ci daayira bii laa bokk joxe naa ci parti bii laa bokk joxe naa nga di ko amatoo droit di ko joxe soo ko joxee da ngay financer terroriste kan mooy terroriste bu weesoo yéen ñii ci dëkk bi président Macky Sall ak ñi mu àndal bu weesoo ñoom kan mooy terroriste ci réew mi mais ñun jàmm lañ xam réew mi même suñu àndoowul suñu déggoowul sax ci werante nii lañ koy defee mu jeex mais ñun suñu réew jàmm lañ xam li tax ngeen bëgg ñoo forcer ay terroriste ay loi yu ñuy indil ay problèmes yoo xam ni dëkk yi dund terrorisme sax amuy genre loi yu mel nii mais fii ñun xamuñu terrorisme yow bërki démb yaa fi doon bind naan mbir yi léegi day soppeeku Macky Sall mbir yi léegi day soppeeku parce que jeunes yi la puissance du clic seen soxla yi dañuy dem wax ko sur internet dootuñu bàyyi askan jeunes yi ñooy nekk en veille dootuñu bàyyi benn président mu ne yow yaa doon wax loolu tey Macky Sall tey nga dem ba le vent a tourné affaire bi arrangé tout la nga wëlbatiku ne jeunes yi nekk ci internet ay dëmm lañ ay terroristes lañ dañuy kaj yi di saaga jeunes yooyu di saaga ñoo gën yéen ñiy toroxal seen askan ñoo gën yéen ñiy sàcc seen askan jeunes yooyu di saaga ñoo gën yéen ñi ñu foogoon ne di ngeen ñu génne ci ndóol yéen ñi ñu foogoon ne di ngeen ñu fexe ba ku feebar mën a faju yéen ñi nga xam ne di ngeen téye jeunes yi dimbali leen ba dum jaar ci géej gi di dee yéen ñi nga xam ne ku ci falu tey ñu topp yéen ñi nga xamante si nii ay Cour des comptes topp nañ ay sàcc bañ sàcc alalu réew mi ñu indi leen seen biir dëkk ñu indi leen ay dossiers ngeen jël leen nëbb leen protéger leen parce que ci yéen lañ bokk jeunes yooyu ngeen di wax sur internet ñoo leen gën téeméeri junni yoon ëpp leen njariñ ci réew mi parce que réew mi lépp lu muy dund ci tooxi doona ci tristesse ci njàqare ci tiit yéen a leen ko teg donc les terroristes ce ne sont pas ces jeunes yu ngeen di kaj sur internet ces jeunes là c'est des jeunes yoo xamante si ni seen réew da leen ñor mënoon nañ topp TikTok bi wala topp di wane seen i vidéo seen i mais foo leen fekk ñu ngi partagé ñu ngi bind parce que léegi dañoo intéressé wu ci seen réew ak li fi xew dañuy xëy di xool lan moo xew seen réew li leen metti ñu koy wax sur internet donc jeunes yooyu ñoo leen gën a nekk ay patriotes ñoo leen gën a bëgg réew mi parce que seen temps lu mun dee ñu ngi jël seen temps di wax ci mbiru réew mi barki démb jeunes yooyu da nga leen doon gërëm barki démb da nga doon tàcc waa Y'en a marre barki démb ñun ñi nekkoon place de l'Obélisque ñëpp dañoo nawoon dañoo defoon ay nit yoo xamante ne dañuy tiitaroo tey le vent a tourné nga def ñu ay terroristes le vent a tourné nga bëgg ñoo tëj perpétuité le vent a tourné nga bëgg xool jeunes yooyu nekkoon ci internet di teewal seen réew di représenter seen réew nga bëgg leen def ay terroristes di leen wutal ay loi yow ak ay transhumants yoo xam ne amuñu benn jom ñu ne dañuy xool naka lañ defee xombal cyber sur internet kaj yi jamono ji nga xamante si ni président réew yi ñu ngi créer jeunes yooyu avenir ñu ngi investir ci la recherche ñu ngi trouver des solutions pour les diplômés ñu ngi trouver ay alternatives pour que jeunes yooyu noonu mën cee génn yow jamono jooju yaa ngi xool ay loi yoo tëjee jeunes yooyu noonu loolu xam nga déjà gàcce la loolu gàcce la jamono ji say morom yi di trouver des solutions pour ces jeunes yow yaa ngi xool ay solutions pour tëj jeunes yooyu suy kaso bi
ak di leen menacer ak di leen màttatu malgré jox nañ la ñaari mandat malgré caisse noire nga nekk palais ñu jox la lépp amoo lenn looy def wëlbatiku di napp jeunes yi di leen góoxal leex di leen ciipatu di leen màttatu di leen tëggal ay loi pour tëj leen tax xam nga que ni kenn ci ñoom du terroriste kenn ci ñoom du nit ku bon nit ñu bon ñi mooy yéen ñu ñu jiite vous êtes nos pires ennemis maanaam nattu bi yées ci àdduna mooy yéen ñu ñu dirige te xam ngeen ko yàlla nañu yàlla àtteeg yéen yàlla nañu yàlla musal ci yéen ak seeni pexe sunu kilifa diine yi dimbali leen ñu ci voyu yi ñu jiite ngir yàlla ak yonent bi ndax bés bu ngeen ñu bàyyi woon ci ay jamono billaahi li yëpp du am kon tey bu ñu wëlbati ko waatee bëgg a teg ay loi yu ñuy gaañ bëgg ñoo indi yéen ni ngi leen di ñaan ngeen dimbali ñu ñun seen askan suñu kilifa diine yëpp xam nañ que ni dëddu ngeen àdduna xam nañ que ni tallu leen ay waxu àdduna mais fi ñu toll ne suñu bakkan yi mu nekk ci xott ndax ci ñu jiite 3e mandat jaral na ko taal réew mi tëj ab opposant wala ay opposant jaral na ko taal réew mi te kooku kenn nit kese la ñu mu àndal ab minorité lan ñu bëgg a sacrifier ay millions de personnes dimbali leen ñu ngir yàlla war a suuli partagez leen vidéo bi waxtaane leen ko l'heure est grave waxtaan leen ci ak seen parents yi waxtaan leen ci ak seen petit frère seen petite sœur yi seen waa koñ yi seen gox yi seen daayira yi il faut en parler loi bi Macky Sall di teg mbiru voyu la li muy waajal wax nañ leen ko ci live bi te xam njort naa que ni xëy na yàlla dafa ma nattoo may wax mais yéen a ma ko gën a xam mais on doit montrer au président Macky Sall qu'on est plus que déterminé na tabaxaat ay kaso yu bees te xam ne danañu tëj ñun ñëpp ñi koy seet si ñëpp ñu ànd ak ñoom ce sont des voyous Nicolas Sarkozy mooy ki gën a yées ci àdduna mooy Nicolas Sarkozy Tony Blair ak Nicolas Sarkozy ay millions de jeunes dee nañ à cause ñoom ils ont du sang ci seen ay loxo hommes d'affaires yooyu yëpp ils ont des milices armées ci suñu ay biir dëkk ñii dañu ñëw di garder ay camps pétrole ak leneen mais bis bu ndee ba jàkk mën nañoo def appel à ces gens là te bis bu ñu defee appel à ces gens là bërkit en mars bi weesu gis ngeen ay nit yu sol ay kagul yor ay armes xamuñu ñun doon kenn ci ñun xamuñ ñun doon identifié nañ la police identifié nañ la gendarmerie mais gis nañ yeneen groupe yu sol ay kagul wàccee ko di daw ci biir mbeddu Dakar yi billahi on est en danger avec ce régime là suñu njiitu kilifa diine yi bis bu ñu jàppalee ñun jeunes yëpp jël conscience ñu dooleel ñu parce que amuñu kudul ñoom bala ñuy dimbali fële ci àllaaxira nan ñu dimbali fii ci àddina dimbali leen ñu dooleel leen ñu bu leen dooleel suñu oppresseurs yi dooleel leen ñu ñun askan bi ñun ñi nga xam ni lekkuñu naanuñu fajuwuñu suñuy nelaw doyul ñu war ñu cee yokk dooleel ay duma président yi leen di seet si ñooy président yi ànd ak ay nervi di dóor seen taalibe yi président yi ñëw foofu di wàccee kanam ak di lewatal baat ñoo yées ci seen askan ñoom ñooy toog ànd ak ay nervi recruter leen di leen fay xaalis ñuy di xëy di dóor seeni ay taalibe bu ngeen ñu dimbaliwul xamuñu ku ñuy dimbali président yi bu ñu ñëwee ci yéen c'est juste pour sàkketoo seen image parce que bu ñu photo ak yow yéen wala ñu reetaan ak yéen dafa am message bu muy envoyé ci ñun taalibe day mën la kon valider ngeen leen te alors que ñooñu ñun njort nañ que ni su ngeen xamee li ñuy def seen taalibe yi du ngeen leen valider parce que ce sont des voyous on ne valide pas un voyou on ne valide pas un dictateur on ne valide pas quelqu'un buy oppressé ak di opprimer peuple am on ne valide pas un président qui marche avec des agresseurs on ne le valide pas on ne valide pas Macky Sall Macky Sall amatul benn këru diine bu mu war a dugg Sénégal ñu valider ko fa parce que valider Macky Sall c'est valider un dictateur koo xam ne Sénégal teral na ko yëgg na ko ba ci rang bi gën a kaw lenn kese leen fay wëlbati ko ànd ak ay nervi di leen dóor bind ay loi yoo xamante ne ni loi yi def nañu ñun ñëpp ay potentiel nit yu tëdd perpétuité donc kenn koo xamante ni am nga responsabilité ci dëkk bi ñu ngi lay ñaan bul valider ti Macky Sall bul ko sax recevoir parce que recevoir ko sax day xaw a nekk lu yéeme si ñun taalibe yi day yéeme si ñun taalibe yi parce que gis ngeen lim ñuy dund mook ñi mu àndal arrogance la ñu àndal ak réewande la ñu àndal ak mépris la ñu àndal bu ñu demee à la télé di wax pour ñoom seen ay golo la ñuy waxal pourtant ñun ñoo leen fal malgré ñun
lekk ñu naanuñ fajuwul ñoom suñu seen i doom bu ñu bëggee tisolee sax dañuy dem faju ji France garaawul nañ jël loolu lépp ñun ñoo leen faj mais buñ ñu ci dooleel bokkil ay doom buñ ñu ci yokkil ay loi yoo xamante si nii di dëgg buñ ñu ci yokkil mais saa waay am réew mënoo koo diriger 17 ans lañ waxante dëgg loolu c'est révolu xëy na yeneen dëkk yi mais pas au Sénégal layam gi yëpp li ñu la wax dëgg Sénégal kun yàlla bind nga koy diriger 17 ans amatul eh Fall yow tu as fait 7 ans plus 5 ans ça fait 12 ans mais looy de beneen 5 ans mais ñun xanaa kon ñun Sénégal ay xaar lan fii il faut nga comprendre benn affaire Sénégal réew mi bokkul ak yeneen réew yële ah fii yàlla noo dimbali ci wàllum xel ci wàllum fulla ak fayda moom yàlla la soob nag mu may ñu ay mag ñu baax may ñu xel may ñu histoire boo xamante si nii fu ñu war a jëlee ay décision lañ koy jël donc bul gis ne yeneen dictateurs yi réussir nañ ko seen dëkk nga ni da koy essayer Sénégal du réew mu am nit di diriger 17 ans il faut nga comprendre loolu 12 ans dafa ëpp léegi 10 ans lañ wax mais comme yow yàlla dafa def que ne bu njëkk bi 7 ans la boo ci tegee 5 ans comme na nga ko waxee woon bii mooy sa dernier na nga génnee sa xel la nen ñi la koy wax ñëpp ay kàcckat lañu ay dëmm lañu munoo jiite waat réew mi foog nga teel ko def ci sa bopp munatoo fee aussi jàpp ay opposants naan da nga leen di fàggaagal da nga leen di tëj da nga leen di loolu munatoo ko fee def duñ la ko may def nga ko ci ab Karim ak Khalifa Sall doy na sëkk munul la la mayaat nga naan da ngay wut ay loi yoo xamante si nii xam nga ni tel opposant nii lay waxee ëllëg dina daanu ci piège bi mu waxee nii ngeen jàpp ko pour insurrection ba noppi daat na ku taxaw xeexal ko terrorisme nga def dañ leen duñ la ko may xam nañ li nga nar li ngay ruumandaat yëpp gars yi comprendre nañ ko ñi nga ci woo képp koo xam si ni góor nga képp ku am dignité ñi nga ci woo suñu sëriñ si ñu nga ci woo suñu yaay yi ak suñu papa yi na ngeen ñëw jàppale Sénégal ci combat bi nii parce que waa ji fi mu bëgg a jëme Sénégal fu dangereux la fi mu bëgg a jëme Sénégal fu extrêmement dangereux la te bu affaire yi àggee kenn xamul coow bu commencé fii lay commencé mais kenn xamul fu mu yem nañ ko wax dëgg mu jeexal 2 ans yi ko fi dese daal di dem yoonam nañ ko wax dëgg ku ne jaar na fi na ñëw jaar na fi il a fait son histoire il a fait ce qu'il pouvait am na yu mu raté am na sax yu mu réussir mais na xoolal génnee ci xelam taal Sénégal wala noot sénégalais yi wala yeew sénégalais yi wala tëkku sénégalais yi wala xoqatal sénégalais yi na ko génnee ci xelam et puis 3e mandat na ko leer ka ni bu bëggee taal dëkk bi na ko génnee ci dëkkam parce que dafa munta nekk ay def naa benn ndëgg sërxal ci constitution conseil constitutionnel waxoon nañ ma répondre woon nañ ma nee nañ ma loi bi non 7 ans yi bokku ci yow Macky Sall ñeme woo xool sëñ Mountakha nan ko 7 ans yi bokku ci ñeme woo xool sëñ Mbaye Sy Mansour nan ko 7 ans yi bokku ci amul benn kilifa diine boo sañ a jàkkaarloo nan ko déedéet 7 ans yi bokku ci 7 ans mënuñu la ko fal ci am réew nga wëlbati ko xool naan le 7 ans yi bokku ci bu leen ñu jàppe ay ginaar bu leen ñu jàppe ay imbécile def nga 7 ans mooy sa premier mandat wax nga ko Sénégal yëpp di la dégg nga ni buñ ma joxee sama 2e mandat c'est fini pour moi donc mandat bii ngay def nii mooy sa 2e mandat ñetteelu mandat amul constitution bi da koy tere 2 mandats plus de 2 mandats consécutifs mais nag yow sa ruse mooy nga gëmloo Sénégalais yi que d'après la constitution mandat bu njëkk bi bokku ci loolu da nga koy wax ay xar mais bul ko wax Sénégalais yi bul jàkkaarloo ay Sénégalais yi naan ñu mandat bu njëkk boobul bu fekkee nag bëgg nga sa jàmmi yaram loolu bul ko wax Sénégalais parce que Sénégalais du ñu nangu loolu lii mooy message bi yéen na ngeen ko xamee noonu na ngeen gën a déterminé wu na ngeen gën a ànd ak fit fulla ak fayda jour bu ñu waree manifester na ñëpp génn ñu manifester jour bu ñu waree jox suñu droit parce que dañ naan la xam nga ñoom lu ñuy def li tax ñu nekk ay naafeq dañ naan la mais dara changé wul manifester est un droit loolu mi ngi ci loi bi mais derrière duñ la wax derrière lañ fa def derrière dañ naan la ginnaaw manifester yi nag bu fa amee ay taal wala moom ay toj kun ci jàpp perpétuité ngay tëj loolu mooy piège bi gën a mag te Sénégal yëpp comprendre nañ ko parce que ginnaaw manifester bi la fay taal ak la fay tàkk ñoom ñooy ñëw infiltrer taal ko fa donc ka woote manifestation bi wala kan ci jàpp ñoom dañuy am ci luñ sukkandiku pour tuumaal ko xam nga il faut nga nekk voyou pour nga mën a def genre wax yu mel noonu ay ndëgg sërxal yu mel noonu donc bu ñu demee à la télé ñoom ñëpp dañuy répéter daal ne non y a rien à changer du manifester kenn terewu ko c'est un droit alors que ni xam nañ façon manifester bi ñuy bañ ñoom parce que liñ bëgg a def ci jamono ji ñëw xam nañ que ni façon manifestation boobu mooy nekk la réponse
donc réponse boobu la ñuy jéem a anticiper ñoom mooy manifestation yu hardcore mooy ñi nga xam dañuy taxaw dëggal suñu bopp ne ñoo bañ ñoom dañuy rax ci manifestation yooyu daal di wut luñ ci taal ci ginnaaw taal ci ay yëfi jàmbur daal di wëlbatiku bu ñu wëlbatikoo nag daat ne leader bi moo wootoo manifestation bi ñu paree lañ dem taal fii ak fii ak fii donc leader bi mooy le coupable wala kin ci jàpp tu es le coupable mais loolu xel nanguwu ko xel nanguwul loolu amul réew mu am mu dul Sénégal est-ce que ñàkk nañ fayda pour nangul loolu Macky Sall est-ce que ñun ñàkkee nañ noonu fayda pour nangul Macky Sall mu teg niir boobu noonu suñ kaw ndëgg sërxal yi mu teg ci ab loi te xam que ni majorité mécanique la yor maanaam biir loi bi mu def ci ay ndëgg sërxal yu dul jeex ak ay maanaam lu xam ne day indi réticence maanaam même Sénégalais bi nekk à l'extérieur sax day dem ba ragala participer ndax à tout moment mën nañ ko wax que ni da ngaa participer au financement d'une organisation terroriste mais ñun lan mooy organisation terroriste au Sénégal kan mooy yeewoo Sénégal bëgg mbiru terroriste ñun Sénégal xamuñu loolu ñun ceebu jën nag lañ xam ataaya màggal Touba gàmmu Tiwaawan ak bége xamuñu yi ngeen ñu bëgg a def suñu bopp Fall Ndiaga ñun xamuñu ko mais parce que ay voyu ngeen parce que xam ngeen li làqu ci mot terroriste ngeen jël le mot terroriste pour seen ay fins personnelles ngeen sàkketoo le mot terroriste pour yeew sénégalais yi na ko sénégalais yépp xame noonu na ko sénégalais yépp dunde noonu na ko sénégalais yépp comprendre noonu partager leen vidéo bi man wax ji ma ci wax ni ma waree noonu la leen waree xëy na nag man la yàlla nattoo mais yéen aussi képp fu ngeen mënta nekk à l'extérieur parlez avec vos parents appelez au téléphone yéen ci biir dëkk bi waxtaan leen ci ak seen parents yéen ñi jege sëriñ si waxtaan leen ak sëriñ si def leen ko ay débat parce que l'heure est grave donc ku ci mënta def sa live day ci def say post ku ci mënta def say post foo toog fooy naane ataaya fooy añee fexeel ba débat bi mu jolli ñépp xam que ni Macky Sall dictateur la te loi bi ak yi muy waajal yépp c'est pour faire de nous ses esclaves noppi wala dee loolu la nar ak ñun ki àndoon ak ñun barki dem ba place de l'Obélisque ba ay nit dee mu nekk président ki doon wax naan dafay jëlee corruption ki doon wax naan bu accès justice bi léegi équitable lay doon ki doon wax naan jeunes yi nekk sur internet ñooy changer la donne ñoom ñooy nekk veille ñoom ñooy nekk ay jàmbaar kooku moo wëlbatikuwaat yépp lam taggoon démb lépp mu xarab ko tey parce que dëgg gañ yi ñii di wax arrangé du ko mu bëgg a def ñooñu ay dëmm ju xool naka la leen lekke loolu mooy sama message. Partagez la vidéo et impliquez-vous encore une fois. Mes respects au président Ousmane Sonko pour courage et dignité pour tenir ce discours d'hier. Franchement parler, vous faites comme je veux un milliard à partir du discours que je fait hier, je veux à l'infini. Je veux nit bu am fit, nit bu am jom, nit bu fonk bopam, nit bu am dignité. Je veux nit bu xamné tu ne baisses pas la tête devant ces gens-là. Te moom il l'a montré ab tapet mënul jiite ab complexe mënul jiite ku amul dignité mënoo jiite njiit day mat sëkk fi nga war a wax nga waxe foo ak ni nga ko war a waxee ñun ñi am fulla yépp dañ ciy gis suñu bopp parce que duñ ay tapet bon bu fekkoon daa ñëw di ñu inciter ay mbir yu amul sens dañ naan ko saa yu doxuñu li ngay wax mais lii mu ñu wax lépp lu ñu bëggoon a dégg la yàgg nañoo bëgg am ay njiit yu ñu ko waxal il a pris ses responsabilités il l'a fait donc dañ koy applaudir je le respecte. Président Ousmane Sonko barki alxuraan dama ko naw dama ko respecté dama ko naw góor jigéen nit da nga war xam ni yàlla kese moo fi nekk booy ragal nga ragal ko mais aussi bu jël say responsabilités jotee nga jël say responsabilités waxal sa askan tubaab yi moomuñu ñu boof gi ñu boof suñu kaw góor gi ñu góor suñu kaw njatt gi ñu njatt dafa jot ñu tegg seen tànk te il faut que suñu njiiti porter seen responsabilité di ñu ko waxal il l'a fait je le remercie maa ngi koy ñaanal yàlla respect à tout le monde partagez la vidéo et ngeen baal ñu àq aussi ci xaal bi ñuy waxee waaw loolu daal mooy début braque à tout le monde et à bientôt incha allah rabbi voilà.